gis nañ ne hôpitaux yi ni ñuy toppatawee patients yi parfois dafa yéeme ba am na ñoo xamante ne sax dañ koy faral di dénoncer ci réseaux sociaux yi ñu bëggoon a xam loolu ban jàngat nga ci am. waaw loolu njàngat bi ma ci am moom mooy ñàkk ko rafetlu parce que boo xoolee Sénégal yàlla dogal na ni boo xoolee am na ay dëkk yu bëri yoo xam ne dañu wër ay pays africains yoo xam ne fii la ñuy ñëw fac jàng médecine donc tey ji mënuñu bokk ci dëkk yi nga xam ne dañuy wax ni ñu bëri fi la ñuy jàngee médecine ba pare tey ji ni ñuy traité patients yi nekk traitement boo xam ni du traitement bu jaar yoon donc man loolu peut-être dama koy dénoncer comme ni ko sénégalais yëpp di dénoncer ba pare deuxièmement li ma ci wax moom mooy dañu waroon créer benn cellule boo xam ni ñoom ñooy ci Sénégal yëpp ci gox yëpp fépp fu hôpital nekk ñu jël comme ni ñuy defee service d'hygiène ni ñu ko créé nii ñu créé benn société wala benn association boo xam ni ñoom ñooy saytu loolu di dem ci hôpitaux yi hôpital bu ñu gis ni ñuy traité nit ñi baaxul ñooñu war ko mën a dénoncer mu am ay sanctions yoo xam ne nañ leen ko teg parce que loolu bu amee rek parce que il faut tamit nit ki booy dem di liggéey ci affaire hôpital il faut nga jiital patriotisme mooy nga wane ni yow Sénégal nga dëkk parce que tey jii gis na américains yi seen benn doom bu deewee dafay mel ni àddina yëpp ñoo dee donc il faut que nit ñi jàpp ni sénégalais fu mu mën a nekk ci àddina bi tey jii war na mën a jëriñ réewam lu nekk ton sénégalais boobu bu tawatee dañ ko war a taxaw donc nag man li ma xalaat moom mooy ñu ubbi woon ay centre wala ñu créer benn association boo xam ni ñoom ñooy mën di def comité de surveillance lay nekk quoi boo xam ni mën nañ di surveiller hôpitaux yi nekk ci Sénégal yëpp nag amul nag benn muy privé ak muy étatique yëpp mu am ñu koy suivre ñoo xam ne dañuy noter gars yi bu fekkee ni am na loo xam ne kii na bu fekkee jar na sax hôpital boobu ñu teg leen ay sanctions wala médecins yi wala dara ñu teg leen ko mais daal man rafetlu ma nit tawat ñu war ko mën a faj ñu taxaw di ko seetaan. ñu gis ne jamono ji li nit ñi di dénoncer prise en charge maladie ci hôpitaux yi bëri na loolu yow justement ban jàngat nga am par rapport ak loolu. waaw loolu de li ma ci gis moom xaw na bëri tuuti parce que ñun tamit am ay yor nañ famille quoi léegi suñu njaboot yi des fois dañuy feebar comme ñëpp waaye des fois da ngay dem hôpital gis ni ñu lay toppatooyee da ngay gis nit ñi xaw ma manqué de moyen la wala lan la parce que yaa gis ko war a xëy 8 heures toog ba 10 heures door a ñëw. kon kooku respecté wul liggéeyam kon yooyu yëpp ay sanctions yu war am la yoo xam ni directeur bi wala njiitu hôpital bi kooku moo ci war a taxaw léegi kooku nag bu dee xool lu mu war contrôlé wul employé mi yooyu yëpp day indi ay gàllankoor yoo xam ni day répété wu ci population bi daal. prise en charge yi maladie si hôpitaux yi moom bëri na ay problème bon mun nañ ne ni quand même. État bi def na effort yu bëri en matière de construction infrastructure donc aussi bien case de santé ay poste de santé centre de santé ba ci hôpitaux yi par rapport ak quelques années am nañu amélioration parce que yokku na bon c'est vrai que population bi tamit nu muy yokkee tamit moo waral loolu donc mais lu ñu gis ni aspect qualité bi des na surtout accueil bi des na bu baax parce que bon souvent patients yi nu ñu leen di accueillir nga xam ne dañuy ñëw ak jàngoro mais du dans de bonnes conditions donc première difficulté bi déjà mooy ñu jël la donc accès bi parce que hôpital bi infrastructure dina fi nekk di nga mën a ñëw mais problème bi mooy déjà ñu accueillir la ci kii pour nga am chambre wala nga am lit loolu jafe na torop da ngay gis parfois man mi vivre naa ko sax donc ay cas d'urgence yoo xam ne ay accouchement ak yooyu mais nañ la trimballer ci structure yu bëri balaa nga ñuy lay mën a jël fenn donc loolu daal je pense que problème bu rëy la donc souvent sax dina indi ay conséquences yoo xam ne mooy conséquences waaye ba nit ki jaaree fa faatu wala mu am ci ay complications yoo xam ne parce que jëluñu ko à temps donc loolu daal mooy problème bi accueil bi tamit vraiment war nañ ko améliorer parce que parfois donc da ngay am impression médecin bi infirmière yi wala sage-femme bi wala yooyu ñoom nu ñuy accueillir patients yi malades yi du accueil bu baax daal donc loolu daal laa ci gis ne bëri na ay jafe-jafe donc te war nañ ko améliorer. man jàngat bi ma ci am mooy que ni santé bi nekk fii tey ci biir dëkk bi doxul lu bëri ndax tey da ngay gis koo xamante ne dafa feebar ñu war a dem hôpital pour traiter ko war ko mun a dimbali pour mu war a mun a dund bu fekkee dafa am gaañu wala dara da ngay ñëw xaalis lañ lay njëkk laaj mais tey bu fekkee sa loxo jorul sa digg gannaaw donc te obligé da ngay mujj sonn
leneen liñ ci war a def mooy ñu xool nuñ ci war a mun a taxawee jël ay dispositions yu baax yu mat yi nga xamante ne war nañ mën a dimbali nit ñi ñu mën a am mën a surtout wér-gu-yaram waaw man daal loolu daal gën naa ko ci waaw ci loo xamante gën naa bëgg loolu gars yi daal taxaw ci waaw wax dëgg yàlla. jàngat bi ma ci def moom mooy ni ñu leen di toppatoo non seulement baaxul ba pare prise en charge bi ñu leen waroon a jël jëluñu leen te lu ñuy jàmbat ci hôpital yi bari na lool bari na lool. gën a bëri di dégg ñu koy jàmbat ci hôpitaux yi. comme boo amee malade nii boo ko indee nga war ko faj dañ lay laaj xaalis fekk indiwuloo ko ba pare doo faju te xam nga loolu du yoon en tant que hôpital normalement ci yoon dañoo war a taxawu malade yi même donte sax après da nga leen amel nga bàyyi fa garantie sax moom moo gën parce que loolu mooy rôle hôpital bokk ci sama xalaat bu gàtt loolu mooy rôle hôpital. voilà. noonu xëy na comportement wu médecin yi dafay dugg parce que parfois tamit da nga dem ci yenn hôpitaux yi gis yenn sage-femme yi ni ñuy toppatoowee soxna yi nga xam ne dañ leen a wala réewlu tamit foofu am na problème te am na ñoo xamante ne nii xëy na ñu ngi koy dénoncer à chaque fois loolu tamit ñu gis ne situation bu metti la bu doy waar sax foofu aussi ñu bëggoon a xam sa jàngat par rapport ak loolu. waaw xam nga loolu da nga koy dégg chaque fois femme yi di wax nii da ngay gis femme bu ëmb dem ba war a am doom bu demee ci benn hôpital ñu naan kaan yaa tëddoon xawma yaa defoon lii ba muy neex xawma lan Samba Tandiaye da ngay dégg chaque fois yenn femmes yi di ko wax mooy encore une fois rek li ma lay wax nii mooy tey jii bu ñu créé woon benn comité boo xam ni ñoom ñooy comité de surveillance lay doon yoo xam ni ñoom ñooy noté gars yi xam nga di leen teg ay sanctions yaakaar naa ni loolu moo ëmb lépp bu ñu ko defoon rek loolu dañ ba pare tamit encore une fois sama sœur yi nga xam ni peut-être ñoo nekk ay sage-femme mooy le message d'alerte bi nga xam ni moom laa leen di lancer xam nga muy message d'alerte de solidarité de tout ñu Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi donc yow tey jii da ngay jàppe sa bopp patient bi ni yow patient nga parce que tey jii un médecin day feebar te bu feebaree médecin comme moom moo koy faj léegi tu te mets à la place de nit ki nga xam ni moom moo feebar donc yow si tu te mets à sa place rek tey jii nit ki bu ñëwee di nga ko toppatoo donc daal li ñuy ñaan gouvernement bi di ko ñaan le ministre de la santé di ko ñaan le président de la république mooy ñu créer benn comité de surveillance boo xam ne tey jii hôpitaux yi nekk ci Sénégal yëpp fu fi waay mën a nekk des fois ñu jékki-jékki rek bett leen ñoo xool patients yi nan lañ toogee wala affaire demee noonu quoi te mu bañ a am corruption tamit parce que des fois boo xoolee am na ay sociétés de surveillance yoo xam ne bu amee te mu am ay corruption xam nga neexal fii Samba Tandiaye dugg na fii ñëpp jàpp ni affaire bi seen yëfu bopp la buñ ko defee li ñu bëgg ci réew mi nañ ko am. est-ce que gis nga tamit ne accueil bi ci hôpitaux yi baax na maanaam ñi nga xamante ñoo war a tatagal ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee feebar. non ça reste beaucoup loolu moom war nañ ci liggéeyaat très bien war nañ ci liggéeyaat surtout ministre de santé war na xoolaat ñi ñuy teg ci ay hôpitaux yi. ils sont pas aptes parce que boo xoolee ni tey da ngay ñëw tey ci hôpital boo ñëwee da ngay am cas d'urgence sax dañ lay jël tegee la à côté ba tey yow tey xamuñu yow tey ki nga indi urgence bal la jéemuñu jël soin bi jéemuñu la toppatoo jéemuñu la def dara dañ lay mettre à l'écart da ngay ñëw gis ñoo xamante ne dañuy ñëw am problème bay bëgg a dee sonn nañ trop mais amuñu ku leen dimbali dañuy ñëw sax ci biir hôpital bi mais dañuy sonn ba tey mun nañ indi tey urgence bi nga xamante ne li tax ñoom ñu war ko def duñ ko def waaw man daal loolu daal gars yi war nañ cee jóg ba pare buñ jógee jël ay 150 milliards tabaxee ko ay stade war a xool wér-gu-yaram nit ñi te duñ ko defee man daal loolu daal gis naa ko ci. ba tey ci wàllu boobu ndax gis nga ni ñuy dalalee malade ci hôpitaux yi jaar na yoon. waaw loolu moom man sama bopp sax am na benn mu ci jot a dund parce que sama soxna mos na nekk en état ñu dem hôpital waaye bañ demee ni ñu dalalee déjà médecin bi daf ñu ne toog leen ne ngeen xaar léegi toogal nga xaar noonu xamul li malade bi di jànkonte lan la ban yëg-yëg ban méttit moo nekk ci moom léegi méttit boobu moom xamu ko léegi nag après ñun dañoo mujj di négocier ba mu xam ni kii dafa sonn mu door koo jël te imaginer kooku bu dee bakkanam fa la waroon yem mari day taali kon fa lay yem kon yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel nit ki moo xam lu koy metti ba mu ñëw hôpital bu xasee ñëw hôpital rek dañ ko war a jël en charge xool lu koy metti ñu taxaw ci waaw. manque xarala la parce que tout le temps am na luy manqué tout le temps wala spécialiste bi nekk fii di wala tel produit nekk fii tel médicament donc vraiment loolu la daal donc ku am xaalis da ngay préférer dem si privé bi te privé bi dafa cher du ñëpp am njëgam donc kii public bi daal
structure publique yi ñoom jafe-jafe yi daal bëri na fa donc tout le temps dina am complication parfois ñu ne la ñëwal tey ñu ne la wala médecin ba neewu fa wala professeur ba neewu fa wala tel kii neewu fa wala tel produit moo manqué wala tel garab amul donc loolu daal ñàkk xaral la boobu moom vraiment dañ koy constater quoi te ñoo ngi koy ñaawlu war nañ ci jóg nu mu gën a gaawee parce que temps yi déggoon nañ ni gouvernement bi jëloon na benn arrêté la xawma circulaire pour demander képp ku ñëw en urgence structure yi dañ am obligation jël la bon loolu nag dans la réalité war nañu xool ndax effectivement ndax ñoo ngi koy appliquer wala bon bind la rek këyit la rek donc loolu daal war nañ ko xool. compétence itam mu ngi ci compétence mu ngi ci manque de talent mu ngi ci surtout itam am na si ñoo xam ni moom mooy li mu la wax sànq rek mooy problème de moyen parce que am na fu mu lay fekk du fekk sa borom kër wala sa waa kër ñu yor xaalis mais lu mu bon même bu fekkante dañ doon laajte benn somme yaa ngi dégg te yoroo somme boobu au moins somme bi nga yore war nga ko mën a joxe nga bàyyi fa garantie ko boo xamante ni parce que àdduna du neex ba neex ba nga daw parce que kilo sauvé ginnaaw yàlla kilo sauvé kooku war nga ko mën a fay mooy yoon. waaw côté boobu tamit moom mooy li ma la expliqué léegi rek ñoom des fois dañuy jël malade parce que jour boobu dem nañ lu mot 4 hôpital yoo xam ni pour ñu jël ko en charge rek c'est un problème foo dem rek ñu renvoyer ci benn hôpital bi boo demee kii ne la demal ci hôpital bee te loolu yëpp kon da nga naan manque de moyen la wala kumba am ndey la kumba amul ndey parce que bu doon daa am ku la boole ñoom automatiquement dañ lay jël la en charge toppatoo la kon loolu yëpp damay gis ni daal dafa am ñu beral loolu ñoo xam ne réserve la yoo xam ni ku am malade urgent ñoom su ñëwee duñ la jël waaye bu dee autorité la boo ñëwee automatiquement dañ lay jël loolu moom constaté nañ ko ci réew mi daal. xëy na wax nga ko mooy par exemple malade yi nga xamante ne dañ leen di bàyyi ci hôpitaux yi ñu fay yàgg wala ñu lay yóbbu ci yeneen hôpitaux yi est-ce que foofu jàppoon ne jumtuwaay ak xarala moo manqué ci hôpitaux yi pour à ce que ñu toppatoo patients yi. waaw loolu tamit moo ci gën a manqué loolu moo ci gën a manqué ndax hôpital yi léegi amatuñu ay matériels yu baax amatuñu dara amatu fi santé bi daal doxu fi wax dëgg yàlla santé bi moom macha allah doxu fi waaw. man daal loolu daal laay gën a ñaan mooy gën a gars yi daal gën a jàpp ci santé bi gën a dimbali parce que keroog boo xoolee tout récemment am na benn boy bu feebaroon CTO papa ji ñëw na def na moyen comme il le faut ñu sacrifier doomam ba mu mujj décédé jëndaloo ko ay ordonnance 500000 donc daal gars yi daal war nañ mën a taxaw ñi nga xamante ni daal yàlla may na leen ñu jéem a taxaw ci jàpp ci xam nga ci nga di parce que tamit li ci ëpp da ngay sóoraale ñoo xam ne seen loxo jotul seen digg gannaaw donc loolu daal am na solo daal. man daal li may woote daal mooy que ni gars yi daal kilifa yi nañ ñëw taxaw ñu xool nañ ci mën a jàppee dimbale nit ñi ñu gën a mën a am wér-gu-yaram. parfois dañuy gis patient boo xam ne dañ ko yóbbu ci benn hôpital ñu yóbbu ko waat feneen parce que xëy na amuñu xarala bi nga xamante ne nii moom la ñu war a jëfandikoo pour faj ki nga xamante ne moom mooy patient bi te temps bi ñu koy yóbbu ci feneen mën na cee ñàkk ba xanam wala leneen ak leneen foofu tamit est-ce que nekkul état d'urgence parce que tamit ak fi réew mi toll nii ñu ne ñu ngi jëm ci vers Sénégal émergent te hôpitaux yi amuñu matériel yi nga xamante ne moom la ñu war a toppatoo patient yi loolu tamit est-ce que amul message boo ciy lancer état bi pour à ce que ñu gën a renforcer waat système sanitaire bi. waaw loolu kay loolu moom mooy li ngay wax moom laay wax mooy tey jii loolu dañ koy ñaan le gouvernement du Sénégal di ko ñaan le président de la République di ko ñaan encore une fois le ministre de la santé mooy hôpitaux yi nga xam ni hôpitaux yi yoo xam ni ci gouvernement bi lañ aju parce que privé yi ñoom waxuma ko mais yi nga xam ni yëpp ci état la ñu lonku gars yi nañu fexe ba jàppale leen ba nga xam ni tamit dinañ am yenn matériels yi am yenn garab yi ba nit bu fekkee ni dafa tawat ci benn quartier bu ñëwee ñu mën koo kii mais da ngay gis tamit des fois ay nit yoo xam ne da ngay ñëw te duñu bàyyi la benn 3 heures 4 heures de temps wala une journée ci benn hôpital après ñu ne non mënuñu la faj tel hôpital moo la mën a faj fekk yow perte nga benn 8 heures de temps boo xam ne tey jii 8 heures de temps boobu mun na la rey wala dara mun na la ci jot donc c'est des choses yoo xam ni tey jii mënuñu ni dëkk lépp a mat sëkk mais tamit loolu dañ ciy ñaax le ministre de la santé ci gënee mën a jàpp pour hôpital yi nga xam ni état bi ñoo ko moom ñu gën a góorgóorlu ci matériel am ay bagages yoo xam ni dinañ mën a dimbali sénégalais yi ci ñu am réussite mën a faju dugg ci hôpital fekk fa li leen war a mën a faj yëpp voilà merci beaucoup. ñaaxaat ñu fi teg yaa ngi dégg mu renforcer waat ba pare jox leen les bons outils xam nga boo amul les bons outils tu ne peux pas travailler ça le problème. am na message boo xam ne moom ngay lancé kuréel gi nga xam ne moom mooy wàllu wér-gu-yaram ak autorités yi mu concerné.
waaw su ma amoon message bu may joxe mooy li ma leen di wax daal mooy ñun ñëpp ay citoyen lañ ci dëkk bi lañ dëkk kon dañoo war a yemale ñëpp feebar moom laajul baadoo la laajul ko am kon ñoom ñëpp dañoo war a yem ci yoon bu ñëwee nag ba dem ci hôpitaux yi kon dañoo feebar ba jaaxle su ma doon conseil daal mooy malade bu ñëw feebar nañ ko jël en charge ba pare door ko laaj xaalis suñ ko jëlee en charge xool li war ci moom ñu def ko ba pare nag ne ko nag léegi temps nga ñu yoral da ngay fay su nekkee ko yor compte bancaire la ñu tiré ko ci compte am su nekkee koo xam ne amul moyen pour fay ko ñu xool charge xool yan pénalité lañ koy defal ba mu mën a fay waaye santé bi moo war a jiitu wér-gu-yaram ba pare léegi da ngay gis man dund naa ci boo xam ne noonu la dañoo kooku daa wàññeeku woon bëgg a jël ci kooram sama patron la woon bu njëkk bi moo gaañu woon ñu dem ba koo récupéré waaye dañoo laaj xaalis léegi ça veut dire que ñoom xaalis bi dañ jiital que nit ki feebar loolu tam war nañ ci bàyyi xel daal waaw. Message bu ñuy lancé donc c'est à l'endroit état bi déjà état bi donc ñoom nañu yokk moyens yi ñu jagleel secteur bi muy secteur de la santé fexe ni jumtuwaay yi yu hôpitaux yi en tout cas kër docteur yi war a am ñu am ko donc au moins le minimum donc muy ci équipement muy ci personnel bi muy tamit ci en tout cas médicaments yi lu war a faj parce que loolu yëpp pour ñu ne hôpital wala ñu ne en tout cas établissement de santé il faut que yooyu yëpp fekkante fa donc su yooyu yëpp su rëy condition yooyu su dajewul donc faj du mun a am donc déjà loolu mooy premier aspect bi ñu fexe tamit renforcer motivation bi au niveau des agents du personnel de la santé donc loolu daal nañuy lancer comme message te ñaan agents yi tamit ñu gën a def effort pour accueillir en tout cas malades yi donc pour que ñu mun leen faj ci conditions yu gën a baax yi voilà merci waaw jërëjëf.